Euh, camarades, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que tey bu ñu demee ba jël li nga xam ne moom mooy suñu échelon bu gën a fort ñu koy woowee gendarmerie nationale nga xam ne mooy police ndax bu ñu nee bavure policière gendarmerie nationale moo ngi ci biir police moo ngi ci biir douane moo ngi ci biir lépp a ngi ci biir léegi nag est-ce que buñ toogee di ko seetaan bañ jël li nga xam ne moom mooy suñu ay institutions yi nga xam ne tey jii kay képp koo xam te ni yaa ngi am benn tiitaange ci li nga xam mooy sa sécurité ñoom nga war a gis ñoom tey bu ñu demee tey ba du ñu xoqatal yaakaar naa ne boobaakat war nañoo taxaw seetlu waxtaan ak sénégalais ñu xool ba xam loolu kat fan la ñu war a mën a jëmee. te nag suñuy kàddu mooy kàddu taximaan yi suñuy kàddu mooy kàddu transporteurs yi yaa xam njëga njaay nga yor wala car rapide wala nga yor kalando wala nga yor moto jakarta wala nga yor moto di dawal ci tali bi suñu kàddu te dañuy jël kàddu yooyu yëpp tënk ko ci lan est-ce que tey ñun lii ñuy dund en tant que sénégalais lii ñuy dund en tant que citoyen est-ce que loolu mérité woon nañ ko est-ce que mérité nañ tey jii kat gendarmerie nationale police ñu leen di utiliser pour ñuy dal suñu kaw ndax jàpp naa ne kat ñun duñ seen ay ennemis ñun Sénégal ñun population ñun ay citoyens yi duñ ennemi wu ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie nationale duñ ennemi ñi nga xam ne ñoom ñooy police ak ñeneen ñu mel ni ñoom. léegi nag le constat est fait mooy lan da ngay daw si tali bi santeeg benn gendarme mu yuuxu la des fois mu jaay la doole nangu say pièces woo nga santeeg benn policier mu jaay la doole wala mu yuuxu la gëdd la alors que ñoom ñoo ñu censé protéger est-ce que loolu ñun dañ ko war a seetaan est-ce que loolu dafa nekk loo xam te ni moom moo nekk li nga xam mooy jaar yoon. raison pour laquelle ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy woowee ay activistes ñu taxaw tey vraiment pour ñaawlu loolu yamuñu rek ci ñaawlu ko mais dañ leen xamal lan moo war a am ci suñu réew bi nga xam ne tey ñun ñi fi nekk dañ leen fal pour lan ñu garantir li nga xam mooy suñu sécurité. gis nañ gendarmerie dem fële ci Ndingler dem noot population Ndingler yi ndax lan intérêt benn privé muy waa Sedima bu Babacar Ngom amuñu benn problème nag ak gendarmerie on les respecte beaucoup amuñu benn problème ak li nga xam mooy suñu institution yi nga xam ne ay hommes détenus lañ mooy gendarmerie di police di douane amuñu ñoom benn problème waaye tey bu ñu demee ba ñoom ñu bëgg ñoo teg fitna bu boobaa dinañ taxaw kat ne leen kat vraiment fitna gii nga xam yéen ñu koy teg donc du dëgg du yoon. tey jii tey yaakaar naa ne tey bu ñu demee ba suñu état du Sénégal di utiliser li nga xam ne mooy suñu ay forces de défense contre population Sénégal di protéger ay intérêts privés là bu boobaa mun nañ ne kat qu'est-ce qui se passe dans ce pays est-ce que nous ne sommes pas étrangers chez nous loolu moo waral tey ñu woo leen fii tey pour waxtaan ak yéen wax leen ni ñun lan lañ fi nekkee mooy lan wax sénégalais yi dëgg lan lañ fi nekkee mooy lan fexe lu tout possible lu jaarul yoon ñun lii kat jaarul yoon lii moo fi war jaar yoon. encore une fois ndax ñun yaakaar naa ne sénégalais yi laaj ñu leen seen kàddu laaj ñu leen seen baat pour ñu fal ñu wala ñu def ñu leneen mais lan lañ fi nekkee mooy lan di défendre intérêt population bi. défendre intérêt population bi nag ñun bu ñu taxee jóg yaakaar naa ne am na loo xam te ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les hommes de tenue ñoom ñoo ñu war a censé protéger ndaxte da ngay gis benn homme de tenue mu ne la wala benn gendarme mu ne la ñun lan mooy suñu liggéey même surtout les élèves gendarmes lan mooy suñu liggéey ñu ne ñun ay maintien de l'ordre lañ non mais attends maintien de l'ordre loolu moo nekk seen dernier rôle seen premier rôle lan la mooy c'est de garantir notre sécurité ndax fu ñu waxee maintenir l'ordre rek ça veut dire que ordre amu fa. donc ñun mënuñu nekk ñoom mënuñu nekk fii nga xam ne donc dañoo war a garantir suñu sécurité jël ko teg ne leen naan dañuy maintenir ordre ban ordre la ñuy maintenir tey jii tey da ngay gis benn population benn privé jógee fële bëgg leen a jaay doole bëgg a nangu seen suuf léegi ñu état du Sénégal woo ñi nga xam ne ñoom ñooy homme de tenue yi pour ñu ñëw dal ci kaw population bi est-ce que loolu boo kañ tey jii tey Ndingler la démb Ndingler la tey ñi nga ñoo ngi tudd Tobène ginnaaw suba kan moo ci war a topp
kan moo si war a topp est-ce que loolu dañoo war a toog ñun ñëpp di ko seetaan raison pour laquelle ñun ñu engagé wu vraiment pour féetewoo ci nga xam ne moom mooy population bi te yaakaar naa ne tamit suñu féetee foofu la homme de tenue yi waroon di féete waruñu nangu benn yoon ñu leen di utiliser waruñu nangu benn yoon ñu leen di jël di leen def ay bras pour que ñuy sànq ñi nga xam mooy population bi ndax population bi ñoom ñoo leen di fay ñoom ñoo leen di seen impôt ci la ñuy dund donc raison pour laquelle ñu ne kat carrément il faut que là ça s'arrête il faut que lii mu jeex fi tey ñu décrier ko bu ko defee opinion nationale et internationale ñëpp xam ne carrément Sénégal kat li fi am du dëgg du yoon parce que mënuñu jël yi nga xam mooy suñu ay sécurité ay forces de l'ordre di ko jël di leen bunduxatal askan wi. loolu nag moo tax ñu dugg ci li nga xam moom mooy gendarme bi nga xam ne dañu ko bëgg a jël transformer ko en une institution privée. pourquoi mooy dañu ko bëgg a transformer en une institution privée tey jii tey dem leen ngeen xool ci dëkk bi ba may jugee Tivaouane di ñëw fii ci Dakar. péage bi laa jaar ba ma jaaree ci péage bi foo romb yaa ngi fay gis ab benn poste de police poste gendarme maanaam dañoo jël suñu gendarmerie di garder sécurité ñi nga xam ne ñoom ñooy étranger yi tey ICS bu amee problème ak Tobène gendarmerie nationale ñoom la ñuy woo wala ñuy woo police tey benn institution privée bu fi mënti nekk wala bépp privé bu fi mënti nekk soo ñëwee Sénégal nga am jafe-jafe ak population bi ñan ngay woo mooy lan suñu ay force de police pour mu dal ci kaw population bi est-ce que loolu noonu moom moo war a nekk pour lu yoon parce que yaakaar naa ne kat mbir mi dañ koo dëpp ndax tey jii tey ñoom bu ñu ñëwee investir suñu dëkk ñu jël suñu alal jox leen jël suñu lépp jox leen am na yaakaar naa deselu leen dara entreprise yu nekk Sénégal sénégalais yi deselu leen dara ndaxte péage bi sénégalais yi ñoo koy fay soo demee ICS fan la logé ci département de Tivaouane tey jii ICS googu nekk département de Tivaouane benn wagon bu fa romb rek wagon bu nekk moo ngi génne 45 millions de francs CFA 45 millions yooyu muy génne ñaata wagon bi ci nekk dina def au minimum 20 train bu nekk dina def au minimum 20 wagons imagine toi alal jooju yëpp feeñu ci dëkk boobu nga xam ne moom mooy ci département de Tivaouane tey jii tey amaana loolu xew fële ci Beyrouth mën na xew mar day taali Tivaouane ndax lan ndaxte yaakaar naa ne benn bi ci wagon yooyu bi ci explosé Tivaouane kenn du des ndax ñun daanaka département bi réyuñu léegi nag fii ñëwuma fi pour di leen wax di expliquer ay problème mu Tivaouane mais gaa Tivaouane ci Sénégal la bokk man Tivaouane laa jógee donc suñu fierté la waaye tamit dama leen bëgg a xamal li nga xam ne moom la situation sénégalais di dund li nga xam mooy privé bi par ñu bëgg a jël li nga xam mooy suñu ay force de l'ordre bëgg leen a teg bëgg leen a jaay doole bëgg leen a jël gendarmerie nationale police di ko jël di ko def benn bras armé te loolu duñ ko nangu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba wax dëgg fa ne yàlla parce que nekkul loo xam te ne lu neex ci xol la parce que ñun mënuñu ñëw Macky Sall mënul ñëw ak état du Sénégal mënuñu ñëw ñu fal leen bañ leen fale ñu jox leen sécurité pour la ñu sécuriser ñun population Sénégal ba noppi ñu jël suñu sécurité bëgg a dal suñu kaw ndax lan pour défendre intérêt les étrangers yi wax naan léegi ci cas de Eiffage mooy péage bi dem leen ci Total yi Total boo leen mënta gis ci Sénégal foo dem di nga gis benn montage policier wala gendarme bu fa taxaw mais tey jii tey ñun ay sénégalais lañ lii ma leen wax xam ngeen bu baax ni dëgg la ñaata nit lañ fi cambriolé seen ñu ñàkk seen liggéey ñaata nit ñëw tijji seen place ñu cambriolé leen foofu ana gendarmerie te ñoom ay sénégalais lañ te jàpp naa ne ñoom ñoo gën a yelloo li nga xam mooy protection tey da ngay dem ci ab village doo fa gis policier doo fa gis gendarmerie mais da ngay gis benn entreprise fekk fa dafa nekk ci ay gendarmerie ak ay police mu nekk lu jéggi yoon donc ñun duñ seetaan mukk ñu jël li nga xam mooy gendarmerie ak police di jël suñu ay forces de l'ordre di leen transformer en des institutions privées donc loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba parce que fii bu 2024 yaakaar naa ne 4 ans du 4 jours du 4 mois ça nous reste 4 ans donc 4 ans yooyu nag mënuñu fay nekk di toog di muñ naan dañuy xaar Macky Sall dañuy xaar élection ñëw pour que dëkk bi changé duñ ko def bu jëree ñu tëjaan dinañ taxaw population bi ndax population bi dañ ñoo soxla nañu te foog ñu taxawu leen di préciser encore une fois amuñu benn problème ak ñi nga xam ne moom mooy gendarmerie nationale ak les forces de l'ordre ndax ñoom ñoo war a garantir suñu ay sécurité bu ñu nee ba garantir wuñu ko nag foog ñu taxaw ñoom ne leen carrément yéen kat li nga xam mooy seen rôle lan moo tax defoo leen ko suñu jigee si loolu ñoo ngi wax terrorisme saa su nekk mais tey Sénégal yéen fay gis terrorisme est-ce que gis ngeen Sénégal terroriste non mais amu fi lan ngi saa su nekk nag ñoo ngi jënd li ñuy dépense ci affaire ci wàllum armement kenn xamul nu mu toll muy ci oto yi ci lacrymogène yi ci arme lourd yi
kenn xamul nu mu toll loolu pour ñan la si kaw ñan lañ ko war a def pour ñun sénégalais yi ñun est-ce que Sénégal ñun tey jii kat amaana alal jooju nga xam ne ñoo ngi koy def si armement est-ce que xajul woon si mbënd mi si inondation bi est-ce que xajul woon si village yi ñu defal leen ay case de santé yaakaar naa ne donc loolu moom mooy priorité mais jàpp naa ne tey jii tey ñun bu ñu seetaan li nga xam ne suñu réew foofu la bëgg a jëm foofu lañ ko bëgg a yóbbu mbéjum luñ naan fu muy jëm si mboy gi lañ nar a yóbbu raison pour laquelle man ne ñu ne woon tey kat dinañ taxaw vraiment pour waxtaan ak sénégalais yi pour xamal leen ne kat ñun lépp loo xamante ni tey mooy nekk suñu kiiraange tey lum ñu jaralul rek amul am lu nekk jaral nañu ko pour que suñu kiiraange ñu mun koo téye parce que ñun ay sénégalais lañ si dëkk bi lañ xam fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee suñu ay parents fi lañ nekk donc ñun Sénégal ñun dañ ñoo war a sécuriser dañ ñoo war a aar te nag te ñun suñu principal ennemi ce sont les étrangers